salaamaaleykum mbokk internet yu Vision Actu maa leen di nuyu bu baax di leen ziar amaan mbégte ak bànneex di dikkaat ak yéen seen émission bi nga xam ni mooy sans détour tey ñu am invité boo xamante ni mën nañu invité spécial la muy monsieur Ibrahima Anne koo xam ni kenn doot ko présenté ci politique ci Sénégal rawatina ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao monsieur Anne maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi. jërëjëf maa ngi lay fay monsieur Sow di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ni seetaan mais di la remercier d'abord si lii ngeen def pour mën a ñëw jël suñuy gis-gis suñuy xalaat et di gërëm aussi seen télévision bi nga xamante ni tey jii dama jàpp ni ay ndaw ngeen yoo xamante ni taxaw ngeen di lutter contre le chômage tax ngeen def création d'emploi tey jii war na nekk loo xamante ni vraiment képp ku nekk Diamaguène def lu mel nii war nañ la jàppale war nañ si jàpp war nañ si taxaw muy yéen ak comme gis naa ñoom El Hadj Sène dox la même chose donc yéen ay di ñu war a jàppale la si Diamaguène Sicap Mbao pour ngeen avancer di la wax nag ñun présenté nga ma Ibrahima Anne waaye comme ni nga ko waxee rek dinaa la wax fa ma jógee ak fa ma toll ba toll fii déjà bu ma tëbee li nga xamante mooy suma cursus nekkoon naa fi adjoint au maire fii Diamaguène Sicap Mbao en 2009 nekkoon naa fi aussi président commission environnement ville de Pikine et tey jii ma ñëw nekk 3e adjoint si Diamaguène Sicap Mbao sama spécialité nag man ingénieur la urbaniste aménagiste spécialiste aussi nekk spécialiste dans le développement local tout ce qui est gestion de collectivité locale mais aussi avant loolu daf ma fekkoon ma nekk géomètre topographe nekk enseignant département génie civil bu G15 mais aussi bi ma nekkee si wàll boobu nekk naa fi aussi université département aménagement territoire bu ENEA di fa dispenser des cours de génie urbain ak cours de topographie appliquée au bâtiment et travaux à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. d'accord comme ni nga ko waxee macha allah am na solo nga nekk 3e adjoint comme ni nga ko waxee ci mairie bu Diamaguène Sicap Mbao tey bëri woon ñu doon xëccoo tey commune bu Diamaguène Sicap Mbao tey yéen coalition bi nga xamante mooy coalition Yewwi Askan Wi yàlla def yéen la askan wi jox li nga xamante ni mooy commune bi boo ñu doon ñëwaatal tey ci taxawaay bi nga xamante ni amal ngeen ko avant élection yi soit yi nga xamante ni def ngeen ko ak victoire bi nga xamante ni am ngeen ko nan la demee exactement selon yow lan moo def différence bi. D'abord comme ni nga ko waxee Yewwi Askan Wi coalition la boo xamante ni coalition bu am doole la ndax ay parti yu am doole ñoom ñoo ko seq bi ñu toogee nag war a jóg wuti pour defar goxaan yi yàlla dafa dogal balaa coalition bi kenn ku si nekk amoon nga sa mbébét te bokk nga si parti bi nga bokkoon itam amoon nga programme ni man sama programme nii laa koy doxalee keneen ni programme nii la koy doxalee yàlla dogal si diggante bi mbébét yooyu ñu amoon yàlla dogal mu am coalition bu judd coalition ku ne xam na ni buy juddoo te ay nit ñoo xamante ni ñëpp ay ténor lañu ku si nekk soxla dafay am ay xëccoo mais xëccoo yi bi yàlla dogalee tey jii ñu waxtaan suñu biir dëggoo ñu yëm ba si kaw bi ñu choisiré ñu ni Cheikh Aline Beye dañu choisir waaye ñoom bi ñu ko choisiré nag am na si loo xamante bu fekkee ne dañoo ànd li nga xam mooy def différence mooy que nit ñi jël hauteur pour mën a ànd pour mën a dem ndax bu nu jëlul hauteur kenn ku nekk fàtte sa bopp nu jël li nga xamante ni moo ëpp solo muy Diamaguène Sicap Mbao ñu jiital ko yaakaar naa ni loolu bu ñu ko defee mooy tax ñu ñëpp ñu mën a ànd bu rafet te yaakaar naa noonu lañu doxalee kenn ku si nekk bëggoon bàyyi li nga jàpp jéem a fexe li nga xamante ni mooy rafetal ànd bi ñu ànd si def campagne ba yàlla may na ndam. ba yàlla may leen ndam ñu bu ñëwaatee ci seen campagne bi nga xamante ni def ngeen ko dañoo gisoon ngeen accès seen communication lu ci jëmee ci wàllu inondation lu si jëm que la
marché Sicap marché bi nga xamante ni mooy marché Sicap nekk une demande sociale terrain municipal lu waraloon ngeen accès foofu seen campagne mais ñu gis ni aussi monsieur le maire bu doon def discours ci inondation bi lay gën a accès te inondation bokkul ci ay compétences xam nga lu ñuy wax ni booy dem di wuti mënoo tëb ñëw ni da ngay dem wuti te amuloo programme il faut que nit ñi nga xamante ni ñoom ngay wax ni jox la da nga leen wax yow buñ la joxee nan nga bëgg def te moom yéeneem la am ñun comme ni ma ko waxoon kenn ku si nekk am sa programme mais bu ñu toogee suñu programme bi dañ ko bàyyi ñëw fexe pour moom mu jël suñu programme yëpp boole ko mu nekk benn ñu àndandoo ñu dem si biir loolu yéene la am pour defar ba tax mu wax si cadre inondation yi wax si problème marché yi wax si problème bu leneen nit ki nag bu fekkee ni dafa am yéene mën loo ko teree am yéene waaw li si des nag mooy bi nga campagne nga wax ko te nit ñëpp taxaw de si xaar ñu jéem a seet rek ba xam naka lañ koy rafetalee ba nga xamante ni loolu ñu wax ba nit ñi jàpp ni lii dana am fexe ba loolu am. ñu fexe am solo ba loolu am def nga transition bi sax tey li tax ñu fal leen ñu fexe ba loolu am muy nekk loo xamante ni askan bee koy xaar mais tey dañuy commencer ci fi nga xamante ni mooy inondation nga xam ni askanu Diamaguène Sicap Mbao moo ub seen bopp te nawet baa ngi ñëw tey programme bi lan la pour xeex ak inondation parce que gis nañ mairie bi fi nekkoon stratégie bi mu laloon maanaam mooy ngàcc ndox mi teg ay moto pompe ngàcc ndox mi te ku nekk xam na ni loolu du solution boo xamante ni c'est une solution adéquate tey ñun te autoroute à péage baa ngi nii géej gaa ngi nii terre baa ngi nii route nationale bi ay canalisation war ñu wër tey programme bi lan la ñu fàttali ni tamit inondation bokkul ci compétence maire. waaw xam nga dafa am loo xamante ni état moo ko moom état moo ko war a def bañ nañ ko ba ci code bi dañ lay wax petit assainissement kon mooy wanee ni inondation du compétence bi nga xamante ni mairie war na ko mën a jël en charge d'ailleurs boo xoolee si projet Pikine irrégulier sud bi nga xamante ni moom moo am seen deuxième phase déjà prévoir nañ si ay canalisation yoo xamante ni pratiquement ba côté tali Maam Jaara boobu dem si kaw jàll côté marché Darkase bu foofu yooyu yëpp dina am ay canaux yoo xamante ni si PIS 2 bi préparé nañ ko prévoir nañ ko te PIS 2 bi dina ko defar donc li si des mooy comme maire ci boppam moom am na mbébét ni dafa bëgg dox si cadre inondation bi dana teg cadre bi nga xamante ni à partir de peut-être commission yi nga xamante ni moom lay teg danañ doxal li nga xam moom lañu war a doxal. donc mën nañ xaar ci maire bi fi nekk mu def ci inondation li raw ñi fi jóge. danañ jéem. ah mais waxoo leen woon jéem ci campagne bi de. danañ jéem lu tax ma ni dañuy jéem xam nga dafa am loo xamante ni bu fekkee ni moyens yi dafa tolloog foo xamante ni bokkul ak la nga xamante ni moom nga yore yow la nga say jéem mooy cadre bi ngay teg mooy ni nga xamante ni moom ngay jéem a fexe teg stratégie pour mën a fexe ba nga xamante ni nit ñi nun doon sonne duñ ko sonne. mais est-ce que dina yomb parce que bu ñu xoolee maire bi fa nekkoon muy Coumba Ndoffène Fall bokkoon ci parti au pouvoir mu amoon jafe-jafe yépp pour réaliser loolu yéen tey ngeen bokk ci coalition boo xamante ni mën nañ ni ñoom ak parti au pouvoir du ñu laale est-ce que dina yomb. xam nga am na loo xamante ni gis-gis la ak orientation tey jii li ñuy wax ni maire ci boppam moo yor programme moom. mooy taxaw ni lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def. ñu accompagner ko ci loolu ba loolu mu bëgg def mu def ko. et suñu bëgg-bëgg nag. mooy mu nekk loo xamante ni. maanaam comme ni nga ko waxee sànq. di pomper ay ndox rek. ndox pompage. yorewu ko. li ko yoree war naa nekk leneen lu dul pompage maanaam jéem a fexe ba nga xamante ni
am na ay canalisation de fortune yoo xamante ni peut-être jarul dara. boo xoolee ni nga xamante ne dëkk bi bindoo. nga xool relief bi ni mu bindoo. nga xool ndox yi ni muy circuler. am na foo xamante ne xëy na boo xoolee war nga xam ni fii nii. li nga xamante mooy mën a jàllale ndox yi fii. lu yomb lay war a mën a doon mooy boo jëlee sa canalisation nga teg ko ci benn côté. nga am vision ni liggéey bi nga siy def. ndox yooyu bu dajaloo dina mën a am foo xam dina ko fa yóbbu. moi je crois que ni. loolu la mën def mais dans tout cela. li nga xamante ni moo jiitu. mooy teg benn cadre. de concertation. man loolu lay wax. waxtaan. table de concertation bu cadre de concertation boobu. puisque lu benn nit mën fukki nit moo ko dàq. te aussi yow loo bëgg régler même boo dee maire ak koo mënti doon. xëy na xam-xam ba nga si am. am na ku la ëpp xam-xam si loolu fuuf te nekkul si mairie te jegewul mairie. donc loolu moo war a tax. ba lépp loo xamante ni na nga koy def. nga jéem a fexe ba nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo la wër ñëpp. te daan yëngu si inondation nga bañ leen sànni. d'autant plus que gestion participative et inclusive la waxoon. inclusive. man loolu lay prôné xam nga mënuloo nii da ngay yëngu si inondation sa mat nga sànni ko ginnaaw. mais foofu gars yi ñu ngi leen ciy sànni xeer ci gestion participative et inclusive parce que nee nañ 10 adjoints yi Yewwi daa ñëw raafal yëpp te gestion participative et inclusive ngeen waxoon. waaw am na loo xamante ni moom politique la te man xam nga lu ma jàpp. booy politique da ngay politique. booy def leneen da ngay def leneen. xëy na li ñu wax toujours gestion participative et inclusive. foo daan gis en général. mu am ay adjoint maire. ñu jël opposition dugal ko si adjoint maire. c'est puisque tout simplement ñi gagné. dañu amul les coups de franche pour war a mën a dem jël lépp pour ñu bañ a perte dara nag. danañ jël ñeneen dugal leen pour mën a am lu ñu garder. pour mën a am loo leen garder. puisque quoi qu'on dise. si li nga xamante ni mooy gestion collectivité locale. am na si loo xamante ni nit ñi dañ koy waxtaanee seen biir muy ay secret yoo xamante ni li ñuy wax ni il y a des secrets de cabinet. yoo xamante ni c'est dans le cabinet. d'accord kooku que ce soit de la présidence au niveau de la présidence de la République que ce soit si yenn services yi yoo mënti dem dafay am ce qu'on appelle les secrets de cabinet. par contre nag si li nga xamante ni moo jubli si liggéey parce que fale stratégie la ay xalaat yu ñuy génne la. war ko doxal. beneen côté bi non seulement ay xalaat day génn mais si liggéey la muy cadre bi nga xamante ni mooy cadre commission technique. loolu li nga xamante ni mooy gestion participative et inclusive kooku da nga war a jël yow mi gagné da ngay jël commission yi ngay jël mais ñi nga xamante ni ñoom nga gagné it ñu nekk si opposition. nga woo coalition bu nekk. xamal leen ni leen commission yi de lii la. ñun jël nañu lii moo fi nekk ay commission. d'accord léegi yéen jox nañ coalition bi nangam ji commission yi jox nañ coalition bi nangam commission yi jox nañ commission bi kii bi nangam commission yi. bu ko defee chef coalition yi seen bopp. ñoom ñu xool si biir commission yooyu ñu leen jox seen nit ñi ne tànn pour ñu ñëw fekk nekkal leen mairie. ñan lañ ko si jox ñoom bu ñu waxtaanee ba déggoo seen biir. ku ñu indi mu ñëw àndandoo liggéey nga xamante ni bu boobaa doo jël chef coalition bi sànni ko si ginnaaw. seet ki la neex si coalition nga tànn ko. bu boobaa nga indi problème boo xamante ni si diggante ñi nga xam ñoo àndoon démb nekk benn te déggoo woon tey nga indi lenn doo ko seen biir. tas seen coalition bu boobaa day indi problème. d'accord léegi ku ne politique wax continuité. absolument te Diamaguène Sicap Mbao dafa nekk commune boo xamante ni comme ni ma koy waxee dafa bëri ay mots tey le nouveau maire Cheikh Aliou Bey ñëw na fekk fi ay projets yoo xamante ni équipe municipale bi nga xamante ni moom la fi jëlee commencé woon nañ ko mën nañ ci lim école bu Samsam 3 mën nañ ci lim li nga xamante ni mooy terrain municipal waaye mën nañ ci lim tamit ci ci éclairage bi nga xamante ni gis nañ ni mu ngi continuer comme niñ ko waxee sànq éclairage bi bokk na ci loo xamante ni ci régime bii ñu génn
ñoo ko commencé woon ñu gis ni maire bi continuer na ko lu ñu koy rafetlu tey am na terrain municipal baa ngi fi ñu dégg ni le nouveau maire changé na promoteur d'abord est-ce que loolu wér na. loolu moom mënuma la wax lu leer si loolu ni changé na promoteur parce que dégguma ko gisuma fu mu ko waxee tooguma fu mu ko waxee comme ni nga ko waxee képp ku ñu jox mairie da nga bëgg réussir. Dabasi bi jaar na fi def na li muy def. dem na. Doudou Assane Mbaye jaar fi. yal na yàlla serat seen yàq. amiin ndax ñoom bëgg-bëgg rafet lañu amoon pour dëkk bi. xëy na yàlla moo dogal mu demee ni mu demee nii. Khadiba jaar na fi def na li nga xamante ni moom la waroon def. mais képp kuy dem booy dem da ngay voté budget bàyyi fi. mais booy dem bàyyi nga fi mbébét. mbébét boobu. ki nga xamante ni moom la ñuy fal première année. bu yegsee ci budget boobu lay demee. kon tey ñun bu ñu yegsee. fekk nañu budget boo xamante voté woon nañ ko te man budget boobu si laa bokk. parce que maa ngi woon. ci équipe municipale si équipe municipale boobu. budget boobu bi ñu ko wootee. comme li nga wax amoon na li nga xamante mooy PACASEN. ak ay projet yoo xamante ni nekkoon na fi. amoon na projet éclairage public boo xamante ni xaalis yooyu yëpp ñu ngi si woon. stade municipal bi aussi mbébatoon nañ pour defar ko. ak ay yenn poste de santé. yooyu yëpp mi ngi si woon. waaw dama bëgg ñu ñëw ci stade municipal bi. tey jii après ñu avancé ci yeneen yi waaw. tey jii. li nga xamante ni moom moo am. mooy ni fekk nañ fi loo xamante ni. ñun duñ ko dindi dañu koy continuer teg ko ba mu tegu. su ni nga xamante ni moom lañ ko yaakaaree parce que loolu moo war a nekk suñu rôle loolu moo war a nekk suñu. ni ngeen ko fi fekkee noonu ngeen koy defee wala da ngeen ci indi ay changement. bon du ñàkk moo am si changement par exemple su fekkee ni par exemple dañ fi teg nangami million. ni pour lampe la. ñu ni lampe yi dañ fi jënd. ñu ni waa lampe yooyu baax na mais bu ñu amee façon lampe yi moom moo gën. je crois que c'est le maire c'est ce qu'il a fait c'est-à-dire projet lampe am na. nangami million bàyyiwoon nañ ko fi pour lampe yi. léegi nag xaalis boobu. jël nañ si. di si def lampe yi nga xamante ni moo ko taxoon jóg. mais façon lampe yi nga xamante ni moom lañ jël mooy lampe LED. lampe LED yi. waaw lampe LED yi. tan mooy différence si ñaari lampe yi. bon lampe LED yi. moo gën a cher. moo gën a cher. moo gën a cher. waaye si consommation bi. moo gën a moins consommation. d'accord pour facture weer wu dee. weer wu dee nga xamante ni doo toog Senelec di couper yenn zone yi. d'accord voilà. loolu am na solo bu ñëwee ci ba tey ci terrain municipal parce que xam nga lu tax may insister ci terrain municipal bi dafa nekk une demande sociale jeunesse bi dañuy interpeller naan ñu terrain municipal bi presque 1 an ngi nii kenn pratiqué wu ko te LG Mbao bi des fois jeunesse bi dañuy dem foofu pour football des fois ñu tëj ko des fois ñu tijji ko peut-être c'est pour des raisons de sécurité tey commune bu Diamaguène Sicap Mbao ku ne xam na ni espace de loisir yi bëriwu fi te jeunesse bi municipal lañ amoon donc projet bi nekk projet boo xamante ni mu ngi bëgg a yàgg est-ce que yéen mën nañ xaar ci yéen sous peu de temps ñu déclencher li nga xamante ni moom mooy travaux yi. li ma la mën a wax mooy lenn maire wax na ci problème stade municipal bi ci préoccupation am la bokk. tey jii moom la yàlla dogal tey jii moom mooy jiite commune bi. et am na su foo xamante ni dañ koy accompagner. am na foo xamante ni aussi dañ ciy wax suñu xalaat. pour ni nga xam moom lañ ci defee parce que dañ ci am cër am ci rôle bi nga xam moom lañ war a jouer. maire bi fal nañ ko. fal nañu ay adjoint. fal nañu ay conseillers. kenn ku ci nekk am na cër boo war a jouer. te kenn ku ci nekk cër bi nga xamante moom nga ci war a jouer dañ ko jouer ba mat sëkk. te ñun ñëpp li suñu préoccupation mooy li nga xamante ni mooy économie. Diamaguène Sicap Mbao. li nga xamante ni mooy wàllu social Diamaguène Sicap Mbao. li nga xam mooy wàllu culturel Diamaguène Sicap Mbao. wàllu jeunesse. wàllu sport. yooyu yëpp tey jii suñu préoccupation la war a doon. puisque Diamaguène Sicap Mbao depuis 1960. maire yi nga xamante ni ñu ngi fi. wër nu tey jii ñu ngi si yeneen kii de développement mais ñun fa nu nekk. tey par rapport à nos recettes. war nañu dépasser yenn niveau de vie
yenn niveau d'équipement yi. parce que pratiquement communes yi ñu wër yëpp am nañ ay stade moderne. Voilà. Et je vois que le maire en a parlé. Et li mu wax bëgg-bëggam mooy mu nekk benn stade moderne. ci lay doon. waaw mais nag bëgg-bëgg dong du doy faaw mu am volonté aussi parce que gis nañ maire bi fi nekkoon chaque jour mënuñu travaux yi temps dina démarrer travaux yi temps ba nu mu fi jógee travaux yi démarré wul donc ñuy lancer appel ki nga xamante ne mooy maire rek parce que demande jeunesse bi la lu mu ci mën a def rek mu dem ko ci parce que jeunesse bi moom kese lañ am. bu ñu jógee foofu dañu ñëw ci marché bi moom xam naa ni du yomb parce que maire bi nga xamante ne ak équipe am ñoo fi jógee demoon nañ presque sax ba avoué ni ñoom. munuñu ci marché bi loo xamante nii maanaam état moo ko war a defar maanaam mais tey ci campagne am le maire taxaw na ci muy Cheikh Aliou taxaw na ci marché bi mu ni bu ngeen ma falee dinaa def ay pexe ba defar marché bi est-ce que loolu dina yomb. waaw mais xam nga dafa ne leen bu leen ma falee dinaa def ay pexe. naa leen ko ay pexe. mais yéen a àndoon. waaw ñoo ànd. mais nag il faut nga xam ni ku si nekk. maanaam bu yàlla dogalee. nga ànd ak nit. da koy accompagner d'une manière très loyale. doo daw doo leen di gannaaw. puisque li tax nga war ko accompagner d'une manière très loyale. dañ leen jox yéen ñëpp bopp ne leen. yéen lañu wóolu. kon booy liggéey. liggéeyuloo pour maire. liggéeyuloo pour président liggéeyuloo pour kenn askan wi la fal moom ngay liggéeyal. à telle enseigne que li nga xamante ni nag moom la ñu jël dafa am koo xamante ni moom la ñu toog ni moom mooy maire bi. moom mii maire bi. li mu si mbëbët dana si waxtaan. ak mais defoon ngeen ko ci programme bi. mais def nañ ci programme mais yooyu dañ siy waxtaan. dañuy soog a toog nag. ngeen di soog a toog. dañuy soog a toog. waaw il faut absolument que ñu am tous les dossiers. xam les tenants et les aboutissants. de tout pour mën a prononcer aussi yenn yi. dossier yi motagul. wala teel na. fu mu nekk nii. man de personnellement en ce qui me concerne. mënaguma si prononcer wu. puisque gisaguma lu tax ma war see prononcer wu. léegi yow sa xalaat ci marché bi sa xalaat. waaw bu dee sama xalaat. xam nga amul lu nu mënul defar. lii may wax sama xalaatu bopp la. waaw sa xalaat amul lu nu mënul defar. si partenariat. parce que partenariat. mën na la may par rapport ak budget bi nga am. nga xool par rapport ak nombre d'années bi nga xam moom lan la fal. bu dee budget bi toll na fenn foo xamante investissement benn at mënu ko. mais am na partenariat boo xamante ni boo ko defee fileeg 5 ans yi nga am. war na mën a defar marché. fileeg 5 ans. oui fileeg 5 ans du yàgg. non dama la bëgg wax si 5 ans yi nga am boo déggee mel la fileeg 5 ans. pour fay bi laay wax mais pour defar ko du 5 ans. du doon 5 ans boo defee partenariat bi. ki nga xamante ni moom moo koy defar. dina ko defar si benn délai boo xamante war na ko si defar. mais moom buy fayeeku day fayeeku fileeg 5 ans yi. nit ñi mën a circuler mu nekk une route secondaire boo xam ne dinañu permettre ñu dem fii ba poste Thiaroye mën a éviter embouteillage bi côté bi. li ma la mën a xamal. en dehors de la mairie. nous avons des relations. yoo xamante ni mayoon nañu. am na ñun si doon dox ñun. en dehors de la mairie. pour vous dire que mooy comme entrée bii ñu def nii si ka mbaaw ni kii am ñun si doon waxal. mais si li nga xamante ni moom lañu sox si ay kilifa nag yu wóor. tali Maam Jaara bi tali bi ñuy jël en charge par les projets de l'État. boo xamante ni dafay jógee si rond point ba fale si Fass Mbao. waaw jógee foofu dem ba rond point bi nga xam mooy dugg côté autoroute à péage ba foofu. ça c'est un projet boo xamante ni. c'était ficelé depuis. man sax dama jaaxle le fait que ba léegi. laalagunu projet boobu. donc pour vous dire que ni donc bu na tolloo fenn. la mairie li mu war a mën a def mooy un plaidoyer. un plaidoyer parce que mairie mënul defar loolu. parce que du compétence mais li ni mën. mooy def un plaidoyer. ànd ka avec les populations ànd ka avec l'État. parce que quoi qu'on dise les relations yi nga am ak État. dafay am solo si pour que yow li nga war a mën a liggéey nga liggéey ko. mais ci relation yooyu est-ce que dina yomb parce que tey moom nekkul parti au pouvoir. donc du problème mu parti au pouvoir problème de management lay doon. maanaam tey jii. am na ñoo xamante ni. boo ànd ak ñoom nga wax ak ñoom. plaidoyer bi ngay def
dootuñu xoolati l'homme politique dañuy xool parce que tout le monde yi gagné parce que bu fekkee ni par exemple defar nañ tali Mame Diarra bu fekkee ni da nga ànd ak état ñi defar ko état dina si gagné yow da nga si gagné population yi dana si gagné danañ si gagné. mais bu fekkee ni par exemple même bu dee politique sax nga si bëgg gagné état bi dina si gagné politiquement nu mu tuddati commune bi gagné si politiquement mais aussi socialement ni gagné si moo tax am na foo xamante ni da ngay am benn esprit de management nga am nu mu tuddati nga nekk en gentleman agreement pour nga mën a ñëw taxaw ak état relation yi nga am mu may la wax dëgg yàlla ngeen war a ànd war a mën a liggéey la main dans la main. D'accord ñu wax ci cimetière yi aussi pour mën a tëj chapitre boobu soog a dugg ci législative yi nga xamante ni moom lañ jëm ak ci coalition bi parce que am na ay rumeurs yoo xamante ni ñu ngi koy dégg te bëgg nañ la laaj ba xam dëgg la tey cimetière bu Diamaguène Sicap Mbao day fees dell ak ndox te ñëpp xam nañ ni cimetière yi fees na ñu bëggoon am yeneen cimetière mu war a nekk combat boo xamante ni nekkul les politiques kese ñoo ko war a pousser askan wu Diamaguène Sicap Mbao yëpp ko war a pousser wala sax askanu département de Pikine yëpp côté boobu lan nga ciy wax. xam nga lu ñuy wax ni am na foo xamante ni il y a des initiatives locales gi nga initiative locale dafa am solo initiative locale mën na pousse état mu def mën na pousse collectivité locale mu def mën na moom si boppam am loo xam ne dina ko defal boppam man li nga xamante ni moom mooy kiw Diamaguène loolu ma yitteel la parce que ñun suñuy néew yëpp ngi foofu tëdd suñuy néew yëpp ngi foofu tëdd te dañ fay dem dañuy dem di jaar di ñaan te tey jii am na ñoo xamante ni tey jii dañu dëkk maanaam dañu dëkk ak dee lu nu war a fonk la dama ni sax normalement am na canalisation bu ñu def ci côté boobu naka lañ mën a def pour que canalisation boobu war a mën a prendre en compte aussi cimetière yi boobu benn aspect la deuxièmement mais ñu xool ba xam naka la ñuy former te kooku du ñun du mairie bi maanaam même un groupe boo xamante ni un groupe de choc boo xamante ni askanu Diamaguène Sicap Mbao lan war nañ ko mën a porter ñun ñëpp ñu ànd si taxaw kenn ku si am relation nga jàpp sa relation fépp fu mën a dugg ñu dugg fa lépp lu mën a taxaw ñu taxaw fa pour mën a am ay cimetières yoo xamante dañ fa mën a suul suñuy néew. D'accord loolu moom priorité la. ginnaaw loolu dañuy def transition dugg ci li nga xamante ni moom mooy élection législative yi nga xamante ni moom lañ dëgmal ngeen bokk ci coalition Yewwi Askan Wi mu nekk coalition boo xamante ni mën nañ ni révélation la ci élection yi ñu génn yéen nee ngeen yéen a gagné pouvoir nee na moo gagné mais tey ci élection législative yi ñu jub si gis nañ parrainage bi ñëw ngeen ŋàññi ko yéen est-ce que yéen a ngi ci collecte parrain yi au niveau de la commune déggoon nañ aussi yow mi nga xamante ni yaa ngi bokk ci coalition bi yow yaa nar a nekk tête de liste fii ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao loolu bu amee aussi tamit bëgg nañ ci am ay leeral. ah man de waxagul ma ko yaa ma ko wax lii léegi. ah dañ koo dégg de. waaw waxagul ma ko de wax dëgg yàlla. yaa ma ko wax léegi maa ngi koy soog a dégg nii waaye pour wax leen rek lépp lu mën a am rek. ñun dañ koy waxtaanee suñu biir. dañ koy waxtaanee suñu biir. déggoo si suñu biir. parce que nag Diamaguène Sicap Mbao par rapport ak li nga xamante ni moom la am si électorat. mu war a bokk si département de Pikine. département bi gën a rëy. maanaam commune bi gën a rëy si département de Pikine. ñun dañuy exiger à ce qu'il y ait un candidat. Un candidat. Absolument. Et ce candidat apparemment c'est vous. xamaguñu kan la. xamagoo leen kan la waxtaanagoo leen ci. waxtaanaguñ si. ci bi ngeen dem ci local yi waxtaanoo leen si woon. waxtaanuñ si. waxtaanuñ si candidat. waxtaanuñ si lenn. lépp lu si mënti nekk nag danañ ci waxtaan. jëm see déggoo. fan ngeen toll ci collecte parrain yi. ñu ngi collecté. yéen a ngi collecté. waaw ñu ngi collecté. waaw ba léegi ci élection yooyu ñu jëm tey gis nañ pouvoir bi comme ni ma ko waxee sànq indi na li nga xamante ni mooy parrainage yéen waa opposition bi ñenn ñi nee nañ parrainage bi pour éliminer yenn candidats yi la ñeneen ñi nee nañ parrainage bi pour éviter liste parallèle yi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ni bokk na li tax ñu ñàkk communes yu bëri wala villes yi loo ci xalaat. xam nga parrainage bi caaxaan la. caaxaan la li ñuy wax ni parrainage. nekkul lu démocratique
puisque parrainage foo nee parrainage mu am par exemple supposons nga laajte benn nombre mu am 50 candidats 50 candidats yooyu yëpp ñoom ñëpp bu ñu parrainé nombre boobu du kan moo ko te siy am nombre électeurs yi eggul foofu. kan moo ko siy am maanaam dañ ko def pour am ñoo xamante ni dañ leen di écarter bëgg écarter puisque liñ ko laytaayalee moo nekkul yoon pourtant dem nañ fi élection si ñaata candidat lan lañu wax dañu wax ni comme déjà liste yi bëri na mais léegi may nañ leen ku si nekk da nga jël nangam liste mais nanu bàyyi puisque lu démocratique mooy nit ki daf si dem si teeyaayu bakkanam si natt boppam ndax nit ñi wóolu nañ ko wala wóoluñ ko yow da ngaa jàpp décision politique la. c'est une décision politique boo xamante ni boo xoolee daf si bëgg profité parce que parrainage bi yow amoo moyen boo ko compter yow ñoom ñoo am moyen di ko compter amoo loo vérifier ñoom ñooy vérifier yow lan nga am pour xam ni lii baax na wala baaxul su leen neexee ñu topp candidat yi leen neex ñoom ñooy dem élection ñu leen neexul duñ dem élection donc ana démocratie dans tout ça selon yow amul démocratie. amul benn démocratie ci parrainage amul benn démocratie ci parrainage tey am na ay yeneen tamit rumeur yoo xam ne dégg nañ ko ñu ni monsieur Anne ginnaaw bi nga xamee taxawal nañ li nga xam te ne mooy équipe municipale bi gars yi commencé liggéey quelque temps après duñ ne daa budde sax mais dafa xawoon am problème ak waa coalition bi est-ce que loolu am na. aw maag problème ak benn waa coalition amoo problème ak loolu information boobu wérut. aw maag problème benn waa coalition ñaa ngi dem mairie. demuma puisque damay liggéey ok. damay liggéey te aussi comme on le dit nous sommes dans une administration dafa am nu muy doxee dafay dox ci ay principe administration dafay dox ci principe mairie dafa am rôle boo xamante ni moom la maire war a jouer am rôle bu adjoint war a jouer am rôle bu conseil war a jouer am rôle aussi boo xamante ni moom la ñi nga xamante ni ñoom la ñu jël embauché leen ñu war ko liggéey un adjoint n'a pas le droit mu jël rôle bi nga xamante ni moom la ki nga xamante ni moom la ñuy fay weer wu dee si biir mairie bi di liggéey adjoint ba dem di ko liggéey pourtant gis nañ fi ay adjoints yoo xamante ni tout le temps ñu ngi mairie de. ils sont libres dem mairie man su may liggéey mën naa ko liggéey sama kër su amee loo xamante ni nag dafa laaj pour ma teew ma teew mais mairie du sama liggéeyukaay fan may fayee may ñàq di fa sutur laa foofu mooy sama liggéeyukaay li nga xamante ne mooy sama rôle si mairie ma war a toog xool ay dossiers yoo xamante ni xëy na dossiers yi am solo la ma war ko étudier war a ñëw suñu étudier ba pare ma ñëw jox ñi nga xamante ni ñoom laa ko seqal ne leen lii lañu étudier lii nañ ko xalaatee ak nii su fekkee ni si commission technique la ñu war a encadrer commission technique ñu encadrer leen xamal leen administrativement socialement juridiquement lii la war a mën a demee ainsi de suite man si doy laay dox d'accord beneen rumeur aussi mooy oto bi xam naa ni jot nga si oto ba coowal oto bi ñuy wax ni maire daa jënd oto 14 millions jot nañ ci rumeur yooyu xamuñu ne wér na xamuñu ne wérul yow adjoint nga peut-être jege nga ko contacté naa kenn ci entourage am mu ni oto bi ay partenaire am ñoo ko jox avant élection yi est-ce que loolu lu wér la oto de wax dëgg yàlla mënuma la si wax dara oto moom mënuma la si wax dara yëgoo coow loolu yëguma ko c'est-à-dire dégg naa nit ñi di wax du ma wax yëguma mais dama ni nit ki libre na pour wut oto nit ki libre na pour wut oto du ma si ŋàññi du ma si wax loo xamante war ma ko si wax xam nga lan moo ma soxal mairie bi ak lii mairie bi doxee ak nu ñu ko war a doxalee d'accord ni mairie bi doxee ak ni ñu ko war a doxalee ak ni ñu ko war a doxalee d'accord loolu moo ma ñor te loolu moo ma bàyyi si mairie bi loolu la bàyyi ci mais lii nit ki li mu am ak lu mu amul yooyu ça ne m'intéresse pas ay détails la pour yow ay détails la donc dañ loolu moo ñu permettre ñu poser la suñu dernière question parce que temps bi jeex na tey le maire Cheikh Aliou Bey fan la war a yokk foo xamante ni gis nga ni le maire bi fi génnoon foofu la manqué ak lan la war a bañ a def loo xamante ni kee defoon na ko ba mu gàllankoor xam nga man du ma def jugement de valeur te am na loo xam boo ne kii li mu def ak kële li mu def non maanaam ci réalisation côté liggéey ñañ nga ki
li ma mën a wax daal mooy lenn. bu nu bëggee mairie bi dox. li jiitu. mooy nanu ànd nawle. ànd nawle. mooy maanaam. kenn ku si nekk li cëram. te mu war ko mën a indi. buñ ko xeebal ba bu dee xalaat bu ndaw. bul xeebal kenn xalaatam. le plus petit conseiller. am na lu mu war a mën a indi. ki nga xamante ni sax nekkul si mairie. te nekk si population bi. mën a am lu mu war a indi. bul ko xeebal loolu mu war a mën a indi pour kéeku. mooy li may wax ni lépp lu ñuy def. il faut boo bëggee réussir. il faut mettre un bon cadre. parce que mairie dafa am loo xamante ni c'est d'abord. administrative. parce que administration lañuy def. administration bind la. kayit delloo. mu lu transparent amul kayit amul bind di wax si leneen amul sens. mu transparent. bu fekkee ne am na bind. nit ñi di ko wax. bu boobaa dara du réer te bu boobaa nit ñi danañ xam te bu boobaa dina leer si kanamu ñëpp. bu amul bind. xamal ni da ngay def lépp lu dul administration. te boo defatul administration da ngay def pilotage à vue. donc la première chose nañu respecter administration ni nga xam moom lay war a doxe deuxièmement service yi nga xamante ñoom ñoo nekk mairie nga xamante ni dafa war a am nu ñu war a doxe service yooyu ñu doxal leen dans les règles de l'art. Il y a un responsable de tous ces services c'est le secrétaire municipal ñu bàyyi le secrétaire municipal mu doxal service am ñu mu ko war a doxal. Les adjoints au maire am nañ cër bu ñu war a am parce que ñoom am na lu bëri ñoo ko war a surveiller. am na lu bëri ñoo ko war a xool loo xamante ni bu fekkee ni jaarul yoon ñu wax ko. te fan koy waxee mooy dans le bureau municipal bu ñu toogee bureau municipal dañu ko wax ni ñu ko war a waxee. D'accord. beneen bi si des le maire lépp lu muy def na ko def en concertation avec ses adjoints. balaa ngay concerter feneen. concerté wul avec say adjoints loo am ak say adjoints su la neexee mën nga wut sa feneen nga mën a dem. gis nga boo defee cadre boobu nga jël nag. le conseil municipal. am na ñoo xamante ni ils ne sont pas maires. am na ñoo xamante ni ils ne sont pas adjoints au maire. mais seen xel ak seen xalaat. bul jàpp ni opposition wala leneen. parce que buñ la xasee ba fal si biir mairie. ba ngay falu nga nekkoon politique. mais boo xasee ba dugg si biir mairie bu nekkatuloo une personne politique da nga war a jël ñëpp nga yemale leen. gis nga bu ñu defee loolu. waaw danañ am un climat apaisé au niveau de la commune. ba pare loi yi nga xam moom la ñu teg si code des collectivités locales. ñu respecté code yooyu bu ñu ko respecté askan wi danañ si gis seen bopp. li ñu bëgg liggéey danañ ko liggéey te askan wi dina am lu leer li nga xamante ni. moom la ñuy teg seen bët. D'accord. bi mujj. mooy li ñuy def nag. dans les quartiers. il y a ce qu'on appelle les conseils de quartier. ñu teg ko d'une manière transparente bañ ko teg d'une manière partisane. D'accord. maanaam parti bi wala parti wala parti bi wala parti mooy jiit parti ba muy jiit. bu ñu ko defee rek forcé nañu. il y a les délégués de quartier il y a les imams. il y a les notables. yoo xam ne ñu ngi si biir quartier yi mën a indil dara commune bi ñooñu nañ leen préparer pour ñu mën a indil commune bi li nga xamante ni moom la war a am lu ñuy def daal nañ ko def dans la transparence. dans la transparence. bañ si nëbbatu. te adjoint dossier yi ñu war a am ñu jox leen ñu xam ni lii dossier la parce que administration amul nëbbatu. D'accord. amul nëbbatu administration kayit la biy dugg di génn. waaw fu kayit biy dugg fu mu dem feneen. boo ko xamul si fii xam nga ko feneen. D'accord. ok ñu ngi lay jaajëfal mbégte la woon ak bànneex doon jàkkaar rek yow doon def ak yow émission bi nga xamante ni mooy sans détour ñu ngi lay jaajëfal bu baax bàyyi la nga tàggatoo. en tout cas maa ngi ñaan jàmm gën si Kambaaw yëpp. amiin. ni lii nga xamante ni moom la ñu ñëw toog ba xool ba am yaakaar ba jox nu ko. yal na nu yàlla may ba ñun. ñu am dal. am tey. am ràññee. pour que ñoom li ñu teg ñu xam li ñu jox lan la xam fi ñu teg fan la. ba li nga xamante ni mooy seen mébét ñu mën ko régler si régler bu tey régler bu dal. D'accord. et di ñaan équipe municipale bi nga xam ne ñoom la ñu nekk yal na si yàlla def jàmm ba nga xamante ni ñoo nit bët ji ñu xam lan mooy essentiel xam lan mooy objectif bu tax ñu teg nu fa. et ça c'est important. D'accord. ñu bañ a xool suñuy parti bañ a xool leneen lu dul liggéey lu dul jàmm gën si Kambaaw. notre seul parti c'est jàmm gën si Kambaaw. D'accord. mooy suñu premier parti mooy suñu deuxième parti mooy suñu troisième parti avec jàmm gën si Kambaaw moi je serai prêt à tout. moo ñu boole ñun ñëpp. je serai prêt à tout. du ma seetaan man foo xamante dañuy yàq
du ma seetaan foo xamante ni dañuy tey de la commune. du ma seetaan kuy enrichir aussi sur le dos de la commune. ça moom rassurez-vous. d'accord parce que dafa am lu ma xamee si dëggu. si. xam-xam. xam-xam boo xamante ni yaakaar na si ma parce que ñi may interpellé bëri nañ. donc ñaanuma yàlla ñu xeeb ma te sama njaboot dañuy màgg fii. samay ndey ngi fi samay baay ngi fi samay bàjjan ngi fi. d'accord donc am na loo xamante bëgguma ñu xasee ko seen doom man loolu laay jiital balaa leneen. te sama am li may am awma ko si commune te maa ngi tëdd démb balaa tey di ñëw. d'accord donc di leen gërëm yéen tamit di leen gën a encourager si lii ngeen nekk continuer leen si seet leen ñi nga xamante ni mën nañu indi dara commune bi dem leen ngeen waxtaan ñoom te am na yenn question yoo xamante ni dafa fexe leen ngeen dem ngeen toog ak maire ngeen wax ko xëy na am na yoo xamante ni bu ngeen toogee moom dina leen ko leeralal. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu mbokk internet yi di jaajëfal ki nga xamante ni mooy Lamine Mbengue nekkoon ci côté technique bi donc mbokk internet yi ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro ak beneen kàngam bu commune bu Diamaguène Sicap Mbao incha allah merci.